Bienvenue sur TIV Info. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. salaamaaleykum mbokk yi ñuy déglu di ñu seetaan ci TIV Info muy seen site préféré ñu ñëw nag fii ci Ndiassane nag dinañ ànd ak kii di Serigne Pape Abdourahmane Kounta mi yore kaddu xalifa général bu Ndiassane di Serigne Cheikh Al Becaye Kounta ci gàmmu Ndiassane édition 2020 dinañ ñëw ak moom nag fu gàmmu Ndiassane li ko sabab ki ko sos gàmmu gi fan la jóge ak fi mu agsi nii tey ak ci période bi nga xamante nag dañoo nekk ci période Covid 19 matukaay yi nga xamante ne jël nañ ko ak recommandation yi nga xamante ne aussi def nañ ko jëmale ko nag ci ñi nga xamante ne ñooy taalibe yi digg ko gërëmaat bu baax nag ci nangu bi nga xamante ne nangu na ñoo dalal fii ci résidence Maam Cheikh bu Kounta fii ci Ndiassane pour waxtaan ak moom ci lu jëm nag ci bés boobu nga xamante ne dañ koo jagleel kii di Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam kon Serigne Pape Abdourahmane Kounta ginnaaw biñ la nuyoo ziyaara la bu baax ci bés yi nga xamante ni moom la ñuy waajal ci jamono ci muy gàmmu Ndiassane édition 2020 wax ñu nag gàmmu Ndiassane kan moo ko sos ak li taxoon mu sos ko. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alladi bi nicmatihi tatimu salihat wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin sayidi saadaat bokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñuy déglu di ñu seetaan itam ci chaîne bi nga xam ne de moom la ñu préféré ci laaj bi nga xam ni Seyid Babacar Sène laaj na ko léegi mu aju ci gàmmu Ndiassane xam naa dañuy jëkk a ndokkeel bokk yëpp rawatina nag sunu kilifay diine yi nga xam ni ñoom la ñu yàlla baaxe ñu nekk ak ñun ci réew mi bokk ak ñun itam département bi ñi ci jëkk mooy doomi ndey sëriñ bii nga xam ni tey mi ngi Tiwaawoon di sëriñ Mbay Si Mansour sëriñ baa ngi koy ndokkeel di ndokkeel famille Alhaji Malick si yëpp waaye di ndokkeel itam bépp kilifa diine boo xam ne mi ngi ci biir réew mi di leen wax ni kullu amin wa antum bi xeyr di nuyu nag askanu Sénégal di leen ndokkeel ñoom itam ci seen bésu bopp bi nga xam ni tey képp ku xewle fii ci biir Sénégal da nga caa wuutu ña ca des rek waaye ñëpp a ko bokk bés bi di bésu yonent bi alayhi salaatu wassalaam Ndiassane nag ki nga xam ne tey moom la yàlla nattoo mu nekk xalif général bi gàddu ndono li taxale ko ci magam ak i baayam tombek atum 2020 maamam bi nga xam ne mooy Cheikh Abou Mohamed Kounta sancoon dëkk bi ci 1883 nekk fekk njabootam at mi mu ko sancee ci la commencé fii ci dëkk bi mu sanc di màggal yonent bi alayhi salaatu wasalaam musu cee dañ nag waaye comme dañu laaj gàmmu gi ci béréb bi mu ko sance ci la ñuy mën a wax kon 1883 la Cheikh Abou Mohamed Kounta commencé gàmmu ànd ko ak njabootu boppam ak njabootu taalibe gi nañ ko daan def itam booba mooy la méngoo woon ak jamono ba
bu bés bi masaan jot daañu def ay xéewal sante ko yàlla jox ko miskin yi génne it seen alal la ca mën a génn ñu dimbale ko woy néew gi doole yi suñu demee nag ba nga xam ni yor bi dang na ñu commencé di jàng alquran bu ñu jullee tisbaar noppalu suñu demee bu julli tàkkusaan nekkat ci alquran ji bu ñu demee nag ba nga xam ni julli nañu gee fekk ñu xiwlu ba noppi ñu commencé nag di tagg yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci ñi nga xam ni woy nañu ko woy nañu yonent bi ca ñu jëkk ña ak ñi ñu tombeel jamono noonu lañ ko daan gàmmoo njaboot gi yëpp di ci àndandoo di ko sante yàlla subhanahu wa taala loolu itam dafa jaadu ci bépp jullit boo xam ne yàlla baaxee na la ba nga bokk ci ummatu muhammad muy xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax toujours damay wax ni ki tax njaam dàqu tax tooñ war a dàqu tax beneen kilifa budul kilifa ak yàlla budul yàlla subhanahu wa taala dàqu taxit ñu war laa yërëm ëllëg kooku waxuma nga tànnal ko bés ci at mi waaye yow waxtu wu nekk boo àndeek sa xel rek war nga ko gàmmool ci julli gooy julli ci moom sallallahu alayhi wa sallam ak topp bi ngay topp sunnaam li tax ma wax loolu moo di sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam bi mu ganee àddina booba baayam dundul yaayam la nekkal gane àddina ay baayam yoo xam ne dañu bokk ak baayam baay ak i bokkam yëpp ñoo nga fa jaam bi ko jëkk a gis muy jaam bu jigéen ñu naa ko Suwayba Abu Lahab moom ko keroog bi yonent bi gane àdduna mu daw dem yëgal ko sangam boobu di Abu Lahab dafa kontaan ba ne ko goreel naa la signification boobu leen lan lay tekki mooy ndekete juddu yonent bi dafa war a jeexal njaam muy màndarga moo xam ne taxaw na ci goreel boo xam ne sangam goreel na ko ngir mbégte bu mu am ci yonent bi juddu boo fekk na ay ñu bari juddu te kenn mësu ci def loolu kon bu ko yàlla nattee ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na lu muy jàngale bi ci des mooy boo demee ci buuru Perse pale ba mu ne woon bi yonent bi juddoo escalier yi dafa daanu loolu lu muy tekki mooy juddu yonent bi war naa dindi tooñ ci kaw jamono waratul am dex ga nga xam ni moom lañ doon jaamu ak safara wi dex ga fer na amatul ndox safara wi fay na lan lay tekki mooy amul benn kilifa boo xam ni mat na kilifa nga war koo sëggal di ko toogal di ko tóojal di dëpp sa jë ci suuf ku dul yàlla subhanahu wa taala kon yooyu jàngale bu fekkee dafa rot ci juddu yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla dellu wax ci alquran ni yow Muhammad li tax ma yónni la mooy nga nekk yërmande ci sama jaam ñi bi ci des moo di yonent bi dafa laaj yàlla ne ko lu tax yeneen nation yi ma jiitu seen fan di gudd ñuy am ñetti téeméeri at ñeenti téeméeri at junniy at yu manqué te man xeet bi nga ma booleel lépp doole ci seen dund juróom benn fukki at jëm kaw la ñu génn àddina lu tax loolu yàlla ne ko dama bañ ñu bari bàkkaar dama bañ ñu bari bàkkaar ki dund ñetti téeméeri at moo ëppale ay fan fuuf ki dund juróom benn fukki at bu ñu bokkee di def bàkkaar ki dund ñetti téeméeri at ëpp bàkkaar mu ne ko waaw lu taxit yónni woo ma ci nation yi jëkk mu ne ko dama bañ ngeen yàgg ci bàmmeel dama bañ ngeen yàgg ci bàmmeel nga xool yontu yàlla Adam bi mu génne àddina ak léegi ñaata junniy at la te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni
du dund mukk ci biir bàmmeelam lu toll ci 2 junniy at kon boo ko nattee yàlla kon la mu waxoon yonent bi dëggal na ko mooy bëgguma ngeen yàgg ci biir bàmmeel waaye bëgguma it ngeen bari bàkkaar yooyu cadeau nga xam ni suñu borom subhanahu wa taala jox na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon lan la jullit bi war a def digganteem ak yonent bi xanaa la Bilal defoon Seyduna Bilal di noddukatu yonent bi jóge woon Éthiopie nekkoon jaam ci Makka yonent bi woote mu gëm ko ñu jël ko di ko sonal ba ñu jënd ko goreel ko bu dee lakk arab lam wi day taq ñu dem Madina muy xool yonent bi ba yàgg ay rongoñoom rot yonent bi ne ko lu xew mu ne ko dama bëgg nga may ma ndigal ma woy la yonent bi ne ko may naa la ndigal mu daal di woy yonent bi ci langam ara bara kankara kara kariman dara langue éthiopienne la yonent bi geesu xool Hassan ibnu Thabit muy woykatam bu mag bi nga xam ne woykatu arab la mooy woy yonent bi ne ko Hassan Bilal lan la na ma wax ci woy ji ci woy wi mu woy Bilal Hassan ibnu Thabit ne ko Bilal li mu bëgg a wax ci yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa bëgg a wax ni loolu ñuy tudde jikko yu tedd muy makarimul axlaaq su nekkoon ci jaww ji jikko yooyu fan la jóge ak fu mu jëm jikko yi dina tontu ni ci yonent bi laa jóge ca lay dellu kooku tax na Seydina Bilal wax ni nit warul noyyi te boole woo ko julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon Cheikh Abou Mouhamed Kunta looloo taxoon muy gàmmo jàngale jaar-jaaru yonent bi alayhi salaatu wasalaam parce que moom la yàlla yónni mu tëj yonent yi yónni wu ko ci benn nation mais ci nation yëpp la ko yónni doomu adama yëpp ba keroog àddunay tukki kon kooku yàlla jox na ko tëraliin boo xam ne tëral na ko pour àddina bi mën a jag nit ñi mën a dund te duñu am problème indi na ko it moom yonent bi wax na ko dañ ko toppul nag mais buñ ko toppoon problème yi am du am kon nag ku mel noonu yàlla yónni ko mu bàyyi fi li mu fu bàyyi dafay doon farata ci nit ñi ñu jàngale jaar-jaaram pour mën a sauver suñu àddina waaye ñu sauver aussi suñu àllaxira ëllëg léegi bu ñu ñëwee nag ci Ndiassane ginnaaw bi ñu sosee lii di gàmmu Ndiassane wax nga historique bi ak li sababoon ñu koy amal nga wax ñu nag bi borom Ndiassane bi mu demee lii di gàmmu Ndiassane xalifa yi nga xamante ne ñoo jaar ci xilaafa yi ak kenn ku nekk nag lan la fi bay comme empreinte. kay sëriñ bi mu sancee dëkk bi ci 1883 ñu ñëw ba le 13 juillet 1914 ci la génn àddina Cheikh al Bekkay taawam uutu ko 1914 ba 1929 1914 ba 1929 Cheikh al Bekkay li baayam daan def bu juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jotee dana ko màggal ngénte li comme ni ko baayam daan defee ànd ko ak rakkam ak njaboot gi mu fi bàyyi ba 1929 mu génn àddina Cheikh Sidi Lamine yal na leen yàlla yërëm ñoom ñëpp jël xilaafa gi ci 1929 ba 1973 ci la génn àddina dafa yokk gàmmu gi daf ko ñetti fan 3 jours la ko def. benn yóbbu ko ci ñett donc 3 jours yooyu nga xam ne Serigne Sidi Lamine moom la yokkoon ci gàmmu gi ngir sante ko yàlla gërëme ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis na ni yéene ji nga xam ne baayam amoon na ko magam Cheikh al Bekkay amoon na ko dana ci mottali lu mu man loolu Cheikh Sidi Lamine moo ko defoon nekk fekke rakkam dégg nga fa tabarakallahu ñoom ñëpp ñu nekkoon benn taxaw ci loolu di ko màggale juddu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak nit ñu baax ñi nga xam ne ñoo leen toppoon
1973 Serigne Momadou muy alxaaji Mouhamed Kunta di rakk Cheikh Sidi Lamine toog ñaari at la fi toog ak ay weer yu néew moom it continué waat gàmmu gi ci ñetti fan yooyu bi nga xamee ni génn na àddina 1976 ci la Cheikh Sidi Yaxya rahmatullahi alayhi jël xilaafa gi moom itam daal di nag jël gàmmu gi def ko benn fan ndax boobu dis na ci doomu aadama yi metti na ci ñoom mu delloo ko ci benn fan bi nga xam ni baayam di Cheikh Abou Mouhamed Kunta ak Cheikh al Bekaay defoon nañ ko ngir wàcce coono yu bari yoo xam ne am na di dal ci kaw njaboot gi ak ñi nga xam ne ñooy gàmmu si Cheikh Sidi Yaxya 1976 ba 1987 mu génn àddina ki ñu tudde baayam te mu juddu woon gannaaw baayam muy bàyyi bu jël xilaafa gi continuer gàmm gi benn fan moom itam bi ñu demee ba 2006 moom mu génn àddina moom itam yal na leen yàlla yërëm ñoom ñëpp premier set ci Cheikh Abou Mouhamed Kunta jël xilaafa gi muy alxaaji Maam bu Mouhamed Kunta 2006 ba 2018 mu génn àddina Cheikh al Bekaay ibnu Cheikh al Bekaay jël relève bi muy xilaafa gi war a continuer gàmmu gi bii mooy ñetteelu gàmmoom incha allahu taala mu war ko amal comme ni ko magam doon amale ak i baayam war ko def teg ci sunna mooy jàngale jaar-jaaru yonent bi alayhi salaatu wasalaam lépp loo xam ni moom la lislaam digle moom la fi santaane waaye lu lislaam tere bëgg ko fee gis santaane wu ko. mu nekk ci contexte pandémie Covid 19 maanaam matukaay yi nga xamante ne jël ngeen ko ak digle yi nga xamante aussi moom ngeen digal taalibe yi nga xamante fas yéen nañ ñëw ànd ak yéen ci bés bi. kay muy contexte bu doy waar boo xam ni sëriñ bi def na ci ay jotaay yu bari def na ko ak autorité locale bi nga xam ne ñoo fi nekk bi nga xamee ni président Macky Sall taxaw na. te lii nga xam ne mooy corona bi dugg ci àddina bi ñëw nuy si Sénégal njiitu réew mi dafa taxawaay bu rafet daal di tàllal loxoom woo askanu Sénégal ne leen ñëw leen ñu boole suñu loxo boole suñu xam-xam ak suñu pexe jéem a xeex li nga xam ne moo am te muy faagaagal doomu aadama di damm koom-koomu doomu aadama ñu dàq ko fi mu jóge fi sëriñ bi def benn geste bu am solo daal di oo autorité locale bi ñëw li nga xam ne moom la ministère de la santé digle moom la ñu fekk mu di ko def paanu raxasukaay bi saabu bi gel bi masque bi sëriñ bi jël ko dal di jëlit nag ci wërsëgam def ko ci enveloppe teg ko ci loxo sous-préfet ne ko li maa ko dimbalee président bi nga xamee ni dem nañ ba war a gàmmu sëriñ bi dafa oote def benn déclaration bu mag boo xam ni presse bi ñëwoon nañu li mu wax moo di lépp loo xam ni kuréel bi yore affaire santé te ministre bi jiite ko muy Abdoulaye Diouf Sarr ñu digle ko moom la santaane moom la digle geste barrière yi dafa war a am masque yi obligatoire la ku ko takkul doo dugg Njaasaan jeex na saabu yi ñuy raxasoo ak gel yi lépp yemb na daañu ko teg ci béréb yi nga xam ni béréb bu mbooloo la ci jumaay ji fële ca mbaar ma nga xam ne fa la ñuy gàmmoo fii ci résidence bi ci kër kilifa yu mag yi ak fii nga xam ne fa la marché bi nekk dañu liggéey ak kuréelu Croix-Rouge liggéey ak ñu yore comité santé bi incha allahu taala ñoom ñëpp ñu war a taxawu njaboot gi pour lépp li nga xam ne santaane nañ ko ci sorante bi muy distance yi santaane ko ci masque yi santaane ko ci raxasu bi santaane ko ci gel bi nga xam ne moom la ñu war a diwoo lépp dinañ ko matali incha allahu taala. xanaa ñëw rek ci préparatifs yi ak wàccaay yi parce que boo xoolee li ci des bëreetul normal en principe jeudi bii di ñëw bu dellusee muy vers le 5 ci la war a doon bu soobee sunu borom wax ñu nag wàccaay yi fan ngeen ci toll. wàccaay yi fa tabarakallahu lu bari def nañ ko ak njaboot gi mais def nañ ko aussi ak état bi def nañu CDD ak monsieur le préfet bu département Tivaouane
ak chef de service yi nga xam ni ñoo ŋànk département bi te am wàllu woo xam ni joxañ na leen ci wàllu gàmmu gi lañ ca diggee woon itam alhamdulilahi rabbil alamin lu ci bari tàbbi na bi ñu fa jógee itam dem nañu Thiès seeti gouverneur dafa benn CRD ak chef de service encore yi nga xam ne ñoo nekk ci région bi ba li nga xam ne moom la ñu tënkoon fii ci Tivaouane ci préfet moom la ñu yeggalewaat gouverneur mu valider ko ña fa teew itam valider li nga xam ne moom la ñu sàkku woon kon ñu ngi xaar li des te am nañ yaakaar ni incha allahu taala lépp dana yemb xëy na talaata bii di ñëw incha allah dina am tuuti réglage yu ñu def ak gouverneur bu soobee yàlla fële ci Thiès su ko defee ñu seet li nga xam ni moo manqué ak li nga xam ni jot naa ñëw lépp ñu war ko tënkin boo xam ni buñ ci jógee incha allahu nit ñi danañ xam ni njaboot gi taxaw nañu taxawaay bi war mais état bi aussi taxaw na seen taxawaay. ren ji est-ce que mën nañ xam lan mooy programme bi ak thème bi nga xamante ne moom la Ndiassane fas yéene gàmmu. waaw moom xam nga lii olof naan lu defu waxu loolu olof di wax arab yi lépp ko ni li kulli maqaamin maqaal wa xayrul maqaali ma waafaqa al xaal béréb bu ne ak lañ fa war a wax jigéen ci wax yi nag mooy wax yi méngoog jamono donc corona dafa xew am lu ci lislaam digle mais am lu mu def am fu mu yóbbu nit ñi am lu ci nit ñi war a jànge loolu dana nekk thème boo xam ne incha allahu taala danañ ko waxtaane ci gàmmu gi dégg nga soobee yàlla. gàmmu Ndiassane nag ku ko wax dangay wax marché sous régional bi nga xamante ne sunu mbokk yi nga xamante ñooy maliens yi ak maliennes yi dañ fi fees te contexte bi nag daa mel ni affluence bi doon am ci wàllu woowu bu moytul dina wàññeeku. waaw moom noonu rek la parce que jamono bu nekk ak li ci yàllay tënk en tout cas ñu ngi séentu mbokk yi nga xam ñu war a jóge Mali incha allah ak ñu war a jóge Gambie ñu ngi leen di séentu pour ñu mën a ñëw ci jàmm egsi ci jàmm dund fi ci jàmm dellu ci jàmm ñuy ñaanit bu fi kenn indi jàngoro waaye bu fi kenn jëlee jàngoro di ko yóbbu fenn waaw su ko defee kon ak lu mën a xew lu mën a ñëw itam ñu xam ne rek lii la yàlla dogal ci contexte bi ndax itam du mu laaj moom rek la ñu mën a def incha allahu taala waaye li am solo mooy nañ ko daan yëge nañ ko noonu wax nañu leen itam li nga xam ni moom la sëriñ bi jàpp ànd ci ak état bi ci wàllu pandémie bi nga xam ne moo xew ak naka lañ koy war a mën a moytoo loolu lépp wax nañ leen ko ba ñuy ñëw danañ ci bàyyi xel ba bu ñu ñëwee itam yàlla mën nañoo dimbale ci mbaaxam incha allahu taala ak barke mag ñi lépp luñ ci séntu ci yàlla defal ñu ko lépp luy safaan yàlla dàqal ñu ko. mais xanaa nga xamale ñoog xalif bi nga xamante mooy toog ci xilaafa bi di Cheikh al Bekkaay Kunta nekk xalif général bu xaat di ñaan yàlla yokk fanam yàgg fii lool xamale koog auditeur. ibnu Cheikh al Bekkaay loolu li muy tekki mooy Cheikh al Bekkaay doomu Cheikh al Bekkaay loolu nag am na lu mu wundu li mu wundu mooy dafa gane àddina gannaaw làqu baayam bi way juróom génne àddina mu teg ci juróom benn semaine ci la gane àddina ñu duppee ko tudde ko way juróom mu jigéen ñi doon way jur wu farlu dégg nga ci doom téye ko xool li baayam daan dund ak i magam mu ñaan yàlla pour loolu mu mottali ko ci doomam ànd kook ay magi Cheikh al Bekkaay ak ay baayam ndaw yi nga xam ne ñoom la fi fekk ba bi mu matee njàng ñu yóbbu ko Kaolack mu nekk ci Cheikh Ibrahim Niass foofu la jànge ba mu fa jógee mu dem gànnaar am fa ñetti at dellu siwaat bi mu dellu see nag nekkul nit koo xam ni nit ku doy la woon ñaqam la dafa gëmoon liggéey
nekk fii ci APS ci ministère bu information ba yàlla dogal mu retraité bi mu retraité itam mu ñëw ci këram Thiès toog fa nekkoo fa lu jàmmu yàlla nekk ci alquran ji ba muy liggéey foo ko mosaan gis oto bi mu yor kaamilu alquran a ngi ci su demee ba am waxtu rek ubbi na kaamil wi di jàng ci la nekkoon. njabootam fii lañ juddoo yaroo fi màggee fi mu yar leen mu nekk fekk baayam jox leen cër yu mat sëkk di leen seet di leen nemmeeku magam Serigne Mouhamed Bekkaay mi nga xam ne moom la bokkal ndey ak baay moo nekkoon imam ratib bi nga xamee ni génn na àddina alxaaji Mambu Mouhamed toog dafa ñëw jébbal ko boppam di ko déglu ba kooku bi mu génnee àddina pour rek wan la ne la sëriñ bi àddina waxu ci dara keroog bi ñu ko nee sëriñ bi génn na àddina da ngaa war a ñëw mun leen dimbale na nga seet keneen te ngeen bàyyi ma dégg nga ñu ne ko lu tax mun leen xilaafa dafa diis sa responsabilité yi dafa bari ñu ne ko li faaw nga dem parce que ndono la teew rek yaa ko war a jël noonu la ñëwee yàlla dogal itam ci mbaaxam tey lépp luy ahlul kunti ci njabootu Cheikh Bounama tey moo la yëlif parce que moo ci mag. maanaam projet yi nga xam ne parce que gis nañ ne kii di Serigne Cheikh Mamadou bu Kunta Mamadou Kunta sax mi nga xamante moom la wuutu ci xilaafa bi am na projet yu am solo yoo xam ne jotoon na ko def moom itam te xam nga mbir mi continuité la maanaam durant bi mu fi toogee liggéey bi nga xamante ne def na ko ci yoon wi nga expliquer ñu ko. waaw projet yi mu fi fekk yëpp magam tegoon ko. mu ngi koy continuer incha allahu taala di ci yokk nag encore ndax bu dee ci wàllu courant ak ñi mu ko seqal muy Senelec fexe na ba dëkk yi ko wër ak dëkki taalibe yi nga xam ne sori nañu war nañu mot ay 20 kilomètres fexe na ba ñu am courant jooy na ko ñi nga xam ne ñoo ko yor dégg nga taxaw ak ñoom wax leen responsabilité bi mu yor ak yaakaar ji nga xam ne moom lañu ko yaakaaree ci biir loolu itam moom liggéeykat la baykat la mu ngi ci mbay mi bu baax a baax fële ci Saalum projet it bi nga xam ne fekk na ko fii te fas yéene ko yeggalee mooy diggante Meke ak Ndànk nga xam ni foofu la maamam sancoon di Cheikh Bounama Kunta te tey mu yilif ko mi ngi taxaw di waxtaan ak autorité bi nga xam ne ñoom ñoo jagoo loolu pour ñu mën ko yeggaleel yoon woowu li aju ci jigéen ñi bu yàggul rek la yónni benn délégation ci ministre de la femme ñu toog ak moom ñu am ay projets yu yaatu yoo xam ne tëral nañ ko pour wàllu jigéen ñi mu war leen a mën a jàppale ci wàllu dund gi ak naka la ñuy def ba mën a améliorer seen dund mën a yar seen njaboot loolu sëriñ bi mi ngi ci bi ci des mooy projet jumaay ji boo ko xoolee nga xam ni fi mu ne daanaka yàgg na presque dégg nga ndax li ci demagum léegi ëpp na 500 millions dégg nga ñu ngi ci finition bi incha allah daara ji nga xam ni moom la fi fekk itam ubbi na ko def na ko internat franco arabe a ngi ci biir donc loolu lépp sëriñ baa ngi ci taxaw incha allahu taala pour mottali ko. wax ñu rek secret porte-parole parce que am nañu chance toog porte-parole lu xalifa général bu Ndiassane lan mooy secret porte-parole. porte-parole defe naa ne amul benn secret. nit koo xam ne kàllaamaam set na am na culture aussi parce que booy yoree kàddu kilifa yaakaar na am na information yu bëri yoo xam ne da nga koy xam te macha allah boo yëkkatee kàddu rek presque ñiy déglu yëpp dañu xam ne kii moom vraiment am na CV bu diis waaye itam am na ay information yu utile maanaam fonction wala poste porte-parole jafe na jafewul. waaw dafa jafe ndax li tax mu jafe xam nga ki la wax ne la waxal ma sama kàddu te waxula li nekk ci xelam jafe-jafe fa la commencé du dëgg foofu la jafe-jafe commencé waaw bu ko defee nag xëy na par diplomatie dégg nga ñaan yàlla ci barkeem barke kilifa diine yi nga xam ni yàlla nattoon na leen xilaafa ñu yore ko ba am njaboot goo xam ne jox nañ leen seen kàddu seen barke ak seen ñaan mën leen a téye dégg nga ba du ñu tërëf mbaa bu ñu tërëfee fu ñu tërëfee ñoom ñu jubbanti leen en tout cas li am solo mooy lépp loo xam ni jàpp naa ni porte-parole wax na ko mu jub loolu njumbalal yàlla la ak ñaanu kilifa gi nga xam ni moo ko fa teg
lu ca dëng nag loolu mata dem la moom xanaa ñu jéggal ko rek. salaamaaleykum wa rahmatullah. ma bay la nga def sa tàggatoo gu mujj ci waxtaan wi nga xamante ne mu ngi amee fii ci résidence su Ndiassane loolu lépp nag dugg ci wàccaayu gàmmu Ndiassane war a am nag ci alxames yemook juróom mi fan ci weeru novembre gi ñuy dëgmal. ñu seqoon waxtaan ak kii di Serigne Pape Abdourahmane Kounta nekk porte-parole xalif général bu Ndiassane. xanaa rek ñuy sant yàlla bu baax di ñaanal itam askanu Sénégal gépp yàlla muccal ñu ci mbas mi te jeexal ko ci àdduna bi yëpp nag te yàlla dolli fi jàmm ak dal nawet bi nga xam ne mi ngi jeex itam lépp loo xam ne yaakaar nañ ko ci. yal na ko yàlla def ci yiw ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñuy nuyuwaat sénégalais yëpp di leen sargal di leen ndokkeel di leen ñaanal jàmmi biir ak jàmmi biti ak sutura àddina ak àllaaxira mais nag di ñaanal itam nag ñi nga xam nit ñoo ñëw jël si waxtaan wi di Babacar Sène ak ki mu àndal ñoom itam ñu ngi leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm biir ak biti yàlla may leen ay promotion yu kawe ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñaan yàlla mu wammat ñu ba ci gàmm gi te lépp mu ànd ak dal te mu gunge ñu ak yërmandeem ba lépp loo xam ne ragal nañ ko yàlla dàqal ñu ko lépp loo xam ne lu yiw la itam yàlla defal ñu ko wa ma dalika ala allahi bi aziz wa salaamullahi aleykum wa rahmatuhu wa barakatuhu. waaw jërë ngeen jëfati mbokk yi ànd ak ñun ci seen chaîne YouTube TIV Info ak sunu page Facebook TIV Info ñu doon dalal nag kii di Serigne Pape Abdourahmane Kounta nekk porte-parole xalif général bu Ndiassane ñëw na nag ci lu yaatu ci lu jëm ci sababu lii di gàmmu Ndiassane ak xilaafa bi ni mu tëddee woon ak xalif yi nga xamante ne toog nañu ci xilaafa bi waaye itam wax na ci lu jëm ci matukaay yi nga xamante war nañ ko jël ci contexte bi ñu nekk ci contexte Covid 19 parce que xam ngeen gàmmu ren bi dafa tombeek lii di pandémie bi di Covid 19 di gërëm bu baax nag Dadi mi fare ci caméra bi. ci kaddu gi Babacar Sène xam naa ci durant préparatifu gàmmu Ndiassane yëpp nag dinañ ànd ak yéen ci ay reportage ak portrait ci ñi nga xamante ne ñoo nekk fii ci Ndiassane mais yéen ñi nga xamante yéen ak ñuy suivre ci YouTube man ngeen abonné su ngeen tapé ci cloche bi waaye yéen ñi bëgg a am ay page publicitaire wala reportage mën ngeen ñoo contacter ci 77 108 80 91 77 108 80 91 ngeen jokkoo ak ñun pour seen reportage yi seen publi reportage yi ak seen ITV yi